asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi foo leen toll ci àdduna Khadim Gueye fekk na leen fa ngeen toog jox leen conc bi voilà muy lu gën a wóor lu tax ma wax leen ko mooy coronavirus bi duma tay ci leen ko wax de bien boo ngeen ne sonn ngeen ci mais dafa lëmbe àdduna bi donc mënuñoo ñëw di wax te waxuñu ci loolu di leen ko fàttali toujours mesure barrière yi di leen fàttali li nga xam ne mooy masque yi ñu di ko sol ak gel bi bu leen ko fàtte waaw ku génn sa kër duma taaj la ko wax boo amul robinet boo xam mën nga nekk di raxasu bu la nit nuyoo wala nga dugg ci bureau wala nga yéeg ci car wala nga yéeg ci taxi laal buntu ba bu kenn laaloon na nga jël lii boo rombee rek bul ci tiit bul ci ragal nga sotti ko sa loxo bi nii waaw nga jël ko rek daf ko ci jaxase mel na ne raxasu nga waaw parce que gel bu pur la da ngeen kan na ko bu baax ba bàyyi leen chinois yi nag ndax yomb gi wut leen bu baax bi parce que wér-gi-yaram dafa naa ne amul dara loo xam ne si war na ko mën a jënd voilà kon nag bu ñu jógee ñu del siwaat dañ koy defee semaine bu nekk di waxtaan ak yéen ci li nga xam mooy actualité war ci joxe suñu xalaat ñu bare dañuy ñëw di ñu laaj li am na grand loo ci wax kërëb kërëb man benn yoon bi laa am par semaine chaîne bi aussi maa ngi remercier ñi nga xam ne si yeneen protagonistes yi nga xam maa ngi di jaarale sama chaîne ku mel ne Matar la Kagulaar ku mel ne Oumy Diop Ndaw xam nga ñu leen di wax yu am solo waaw parce que du man rek maa fi nekk mais am na ñeneen ñoo xam ne si bu ma gisee ñuy wax taat ak sénégalais di leen wax dëgg exclure ñi nga xam ne si ñoom bëgguñoo dégg dëgg sens unique dañu mel ne fas yooyu ñu takkal seen affaire yooyu nii rek la ñuy xoolee xam nga fas yi dañu leen di takkal affaire boo xam ne duñ mën a am benn distraction voilà man ñi am distraction waxuma ñoom ñi yor ñi nga xam ne nii rek liñ gis rek seen kanam la ñuy xool ñooñu waxuma ñoom mais sénégalais yi nga xam ne duñ nekk di saaga ay ndey mais dañuy confronté ak yow ci xel ak ci xalaat boo ne ànduma ci lii wala ñu ne la ànduma ci lii nga wax leen sa xalaat ñu toog am patience déglu leen man ñooñu lay waxal voilà boo leen seetloo sama chaîne bii dem leen ngeen lire commentaire doon ci gis benn saagakat parce que saagakat yii toog nga xam ne lu ñuy xaar seen connexion lu tax ñu koy jënd pour ku ñëw di live ñu ne fa di saaga duñ jéem a déglu discours booy def wala déet boo waxul seen waajee ñu def yàlla def ko yoneen def ko xutbul samaan ña ngay nekk di saaga sa ndey de sama chaîne bii duñ fi siiw man gisu leen ma ci Facebook may live parce que foofu la ñu amee occasion seen yëfu golo yooyu seen 50 000 faux profil yooyu kenn ku ci nekk nga yaakaar ne waa ji dafa yor mbooloo mu dul jeex te xamoo ne kenn ku ci nekk 10 personnes lañ 10 yi ku ne yor nga 50 profil faux profil buñ duggee saaga la dañuy daal di génn dugal ak profil bi saaga la génnaat dugal bi nga def ne waa ji mbooloo la yor daf na am benn affaire détail bu ndaw boo xam maa leen koy rappeler ñu fàtte ko mooy la majorité silencieuse ba nekk ci Sénégal ñoo xam ne nekk ñu ci réseaux sociaux yi di xuloog di lii rek def waaye bis bu élection jotee ñu jël seen carte wee nga dem ci bureau boobu ñu tëj ñu dugg roof ko fa voilà gis nga ñi ngeen gis ñu yuuxu ci réseaux sociaux yi di saaga ndeyu jàmbur yi yaakaar ne seen ndey moo gën ndeyu ñeneen ñi amuñ sax carte électeur amuñu carte d'identité wutu wuñ ko sax ñoom lu leen intéressé mooy organiser nañ leen kuy live ñu ñëw fa dañuy ruube yàq ko boo jógee fee ñu dem yàq ko kërëb kërëb pour jàppale waajee defe ne moo ko yóbbu ca palais ba gis nga palais bee majorité silencieuse bi ñoom ñooy fal ñoom ñooy folli kooku dafa war a leer seen ay nopp seen truc yi war nañ xam ne fonctionné tul en 2019 waa APR sax wax nañ ak man ne ma gën a ñun koy yaakaar nañ gars yi waa ji am na doole gis nga réseaux sociaux yi nangam man leen gis nga ñi benn boo ci gis mooy représenté 50 te benn boobu sax yorul lu mu voté yee du voté kon nag waajee bu yaakaar ni ñoo koy fal candidat réseaux sociaux sax laa ko doon wooyee xam ngeen ne réseaux sociaux yi du fal kenn du folli kenn te def naa élection 2019 ñee war leen ko jàngal te élection bu fi ma sa ñëw ñi ngeen gis ñuy ñàkki kersi nit ñi ñàkk ay teggin di yàq suñu éducation doom yële di jàngal suñu xale yi di yor seen portable yi amuñu ay référence ñoo xam ne matuñu référence saagay ndey wax lu ñaaw sos kat ci fenn lañ nekk ci réseau yi ñu leen def ay star international
ñooñu bu dee ñooy génération future bi en 2050 Sénégal yàqu na kon nag ñooñu buñ jël référence ci ñoom duñ fal kenn duñ folli kenn bu dee loolu lañ yaakaar jëmuñu fenn jàpp leen ne boo leen ci gisee saaga yu bari benn nit mooy ñëw représenter 50 ay faux profil rek lañ yor voilà élection nag kay fal kay dem ca palais bi ak koy folli day dem ci bureau bu dugal vote bu réel ñu enregistré ko looloo tax 58,27 yee Macky Sall dóor leen ko ñoom ñu yaakaaroon dañu am 80% boo doon dégg seen coow yu bari yi defe naa 2019 am na lu mu leen jàngal kon nag ñu dellusiwaat di bala ñuy sore ci affaire ñu jaale ki nga xam ne si mooy juge Samba Sall bi nga xam ne génn àdduna démb ngeen gis gars yi di jubilé fii ñu bon ñi nga xam ne si dafa nañ ne juge boobu bala ma la ciy wax dara sax maa ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale ñépp ñoo xam ne si ñooy corps bi nga xam ñoo ne ci magistrature bi avocat yi ak lépp lu tax ci loolu ñu ngi leen koy jaale di ko ñaanal yàlla mu nangul ñoo ko ci aljina gën a kawe waaw yàlla jéggal ko ay bàkkaaram yàlla ràmm ko jéggal ko loolu defe naa moo war bépp jullit ak képp ku dul jullit voilà liñ gis demb ak bërki dem ci réseaux sociaux yi muy lu ñaaw ñoo xam ne benn candidat lañ yor toog fii di jubilé defe naa du man maay teg parce que ruus naa sax di teg seen wax yu ñaaw yooyu man defoon naa ab sénégalais ab jullit ku xam ne yawmal xiyaam am na ëllëg dina am ne loolu dal juge bi dina leen mës a dal parce que kullu nafsin saayixatul mawti lañ wax bakkan bu ñam dund dangay ñam dee donc ku toog fi naan dangay jouir dangay jubiler ndax benn doomu aadama boo xam ne dafa génn àdduna ndax dossier boo xam ne si candidat bañ àndal defoon nañ ne mystiquement éliminé nañ ko te xamuñ ne yàlla moom mooy juddal juge boobu yàllaa ko indi ci kaw xarnu bi yàllaa ko def juge te yàlla ma nga xam ne moo ko faloon moo ko jël yàlla mooy jël kii ñuy jàppale tey dafa ne moom mooy xutbu zamaan bi mooy koo xam ne si kenn du ko laal ci àdduna kuñ dul laal suñ borom kese la kii ngeen di fal dañ xëy dugal ko ci jaat googu yàlla na yeex ci moom man di ko ñaanal mais tôt ou tard day am mook yow mi toog naan da nga jubilé ndax benn jullit bu doon sax koo xam ne du ab jullit génn àdduna sax ak nit ki walla nga bañoon ko ci àdduna waroon nga bis bu génnee àdduna nga ñaanal ko man dey képp ku mu séqaloon muy lu ñaaw nga def ma ko sax jéggal naa la ndax kan ne ci bàmmeel boobu lam soxla mooy képp ku mu mës a tooñ ci àdduna nga jéggal ko parce que am na bàkkaar yoo xam mooy yi ngeen di def di jubilé ak di yéene nit lu bon naan mystiquement rey nañ ko te yàlla suñu borom moo ko teg ab feebar ba jële ko fi ci kaw àdduna liñ naan tombe moo waral ay gaaf ngeen yaakaar ne loolu mën ngeen ko utiliser pour tiital ñeneen ñi waaye xam leen ne dossier boobu bu jógee ci loxo bi dana dem ci beneen bu ngeen bëggee jeexal juge yi na ngeen ko def bu dee am ngeen lu dul yàlla neen la du ngeen dara yàllaa ko soxla woon yàlla jël na ko bis boobu la yàlla bindoon ni mu bindee sa bis yow mi doon jubilé ak képp koo xam ne kontaan nga ci génn àdduna bi mu génn àdduna bis dana ñëw daañ la jagat-jagatee juróom-ñaari mètre percal yooyu ñu ko laxas daañ la ko laxas kooku na ngeen ko jàpp waaw te képp koo xam ne jubilé nga war nga rus ci li nga def surtout ngay wooye sa bopp jullit lee tax ma ne Sénégal ay jullikat lañ bare waaye julli ya lañ leen di wàññi lu leer laa leen di wax jullikat yi bare nañ waaye jullit ya ñu tuuti lañ waaw ku dul jullit sax waroo ko yéene li ngeen di wax ci fan yi ndax defe ngeen ne kooku génn àdduna rek waa ji kenn du ko jugé xam nga ne kii bu doon la muy def set na billahi moom moo waroon jëg waat ku doon ñëw di intervenir sax naan dossier bi bu mu dem moom moo war a intervenir ne mayuma kenn mu may ñaanal dara ndax dama war a seetal sama der bii ndax moo bëgg yor Sénégal waaye yor Sénégal di làqatu ci ay nit pour ñu ne kenn retiré
ndaw seedi Adji Sarr tey jii bu bëggoon retirer plainte am waa ji moo waroon ne kenn du ko fi retirer sama der day set parce que sinon ba abadan ba keroog muy fekk juge bi ngeen koy bàkkoo naan mystiquement ngeen ko daaneel ndax xaw ma fan ban région la jóge ci Sénégal parce que affaire ethnie yooyu amu ci parce que lu nit di jaay rek am na ko jaay nit ki boo xamul lu ko ndeyam boote da nga koy moytu bul ko laal nit ki mën nga xam la sa yaay boote waaye xamoo ñeneen seen ndey li ko Maître El Hadji Diouf waxee yaayam bootewu ko journal kon nag yi ngeen di taxawal da ngeen mel ne yéen gëmu leen suñu borom gëmu leen yàlla gëmu leen ne yàlla moo leen judduloo ci àdduna te yàlla boo leen di jël kon nag ku ko def na nga am gàcce ci àdduna kon nag yàlla na yàlla yërëm ko te yeexe ñu voilà da ngeen xam ne du seen doole du seen mystique du dara ne bu ngeen mënoon mystique boobu ngeen di wax seen candidat boobu moo doon toog ca palais ba deuxième sax jëlu ko kon nag loolu na leen yee voilà soo leen mënee na dem ca palais ba waaw kon nag yooyu ngeen di jàkkoo amut nañ ko jël ñu teg ko fële kon nag juge yàlla na yàlla yërëm la te yeexe ñu ok yàlla accueillir la ci aljana yi nga xam ne si ya gën a kawe la waaw parce que lépp lu waay def ci bis boobu ngay xam bis boo duggee ca bàmmeel boobu amul kenn koo xam ne dina ñëw fi di la témoin voilà te képp koo fi mës a tooñ bis bu la jéggalu comme yéen ñii di tooñ ay doomu aadama di leen menacer di leen tooñ di leen yàqal di leen def tout bis penc dana ñëw suñ borom du la jéggal mën na la jéggal loo ko tooñ waaye loo ma tooñ man fekk jéggalu ma la ko yow daañ ko layoo fee waaw barke boo amoon danaa ko jël man def ko sama côté bi kon leen di tooñ doomu aadama yi ndax benn doomu aadama voilà boo xam ne xaw ma lu mu leen jox xaw ma lan ngeen naan jeex na waaw waaye kon leen di ko gëm yéen a xam rappelé woon ne majorité silencieuse boobu waajooju yéen a ngi koy gën a yàqal parce que yi ngeen def ci Sénégal di jéem a taal Sénégal lu bon lu nekk di saaga nit ñi di menacer nit ñi di n'importe quoi xam leen ne il va payer les conséquences ci nii wala ci naa suñ borom gëmul nelawul dafa war a leer kooku dafa war a clair ci seen kanam voilà bis dana ñëw il va payer les conséquences ñi Sénégalais yi voté ña nga ne pat leen xaar yéen golo yi ne ci réseaux sociaux di yuuxu di menacer nit ñi di saaga journalistes yi kenn mënatu la wax Sénégal bis dana ñëw bis bu vote di amee ci yéen xam ne seen waajur du dara te yéen du ngeen dara waaw parce que benn nit 50 faux profil ñëw di yuuxu fi ngeen defe ne yéen a ko moom élection bu amee di ngeen xam lépp dëgg la bu dee lii weesu jàngalu leen dara yàlla dañ leen woon boppam ñu ñëw foofu romb nañ foofu ñu ñëw ci beneen activité beneen action boo xam ne am na troupe théâtrale boo xam ne si ñu koy wax Soleil Levant ngeen gis fa comme ay acteurs yoo xam ne si ay comédiens yoo xam ne ñun ñëpp enjoy nañ leen voilà wax leen muy Soleil Levant gis ngeen Jojo gis ngeen Saneex gis ngeen Alaaji xam nga muy ñoo xam ne ñu xam lañ démb am benn bande annonce bu génn Sénégal publié ko voilà mu créer situation bu bare parce que tamit Sénégal bu ñu demee bay wut jàmm def naa acteur théâtral yi dañu war a indi loo xam ne si daf ñu war a delloo si waat ci tristesse boobu ñu nekkoon ñu yëkkatiwaat suñu humeur bu doon lu toll nii sax ñu def ko mais xaaruñu si ay acteur ay comédien ñu ñuy indi loo xam ñu ngi koy dund te àggaleeguñ ko parce que procès Adji Sarr àggagul demaguñ xamuñ ko am dëgg ko amul dëgg xaw ma ban génie ban doomu aadama moo xalaat naa def cey Adji Sarr ñu propose ñu benn minute ak genn wàll boo xam ne ñi ngi jël acteurs yi gën a fameux au Sénégal des comédiens ñu teg leen ñu ñuy won ne complot bii ñii di wax dëgg la ñu teg benn femme teg ko fële di ko jox ay xaalis di ko def ay affaire def naa yéen ñëpp gis nga ko léegi bala ma ciy kon dama leen koy tegal ngeen gis ko après ngeen mën a comprendre ñi ko gisul woon ñu comprendre après ma ci doo ko wax xool leen vidéo bu ndaw bi après ma ñëw. magum jëmm nga nekk di foo ba say photo circulé ba yegsi ci man li ngay wax safuma li jëntiwuma ko 24 heures laa la may nga teg ci samay loxoy 2 millions. 24 hours. waaw alu gàtt na di. Adji Sarr yow la kan. man mi may bëy bu amul bàjjan. toj na Sénégal ba Sénégal toj. man guy gu réegi ci digg màndi. arnaqueuse bu mag la. maa yëngal lépp
yëngal fépp yëngal ñëpp te pareeguma sax pour yëngu. alors yéen acteurs yi yéen sénégalais yi lii ngeen gis nii lan la leen di jox ak li ñuy dund tey ak xale bi nga xam ne si elle a seulement 20 ans ñu représenté ko ak gel bi nga xam ne en mode allègre gis ngeen nu muy def village bi xaalis bi moo la ko jox yow masseuse nga affaire yu demee noonu bu ñu utiliser woon beneen tour sax mën naa nangu ok ñu mën ci jàll mais dañ jël Adji Raby Sarr muy koo xam ne boo nee Adji Sarr actuellement xam nañ ne mooy loo xam ne si procès la boo xam ne àggagul man j'aurais accepté ñu dem ba affaire bi jeex ñu def ci benn film bu taxaw parce que dina jàngal sénégalais yi ak gannaaw affaire dem na ba romb na sax Afrique c'est international mun nañu wax xale boobu nga xam ne kenn xamu ko woon ba ci ñetti weer yee ci gannaaw mais léegi xam nañ kuy Adji Sarr ñépp am nañ curiosité bi ñu jël ko ci bande d'annonce bi ñu wone ci loolu am jigéen ñoo xam ne ñi ngi génn def ay marche ñii ñi ngi def ay sitting ñii créé nañ ay groupe WhatsApp ñii créé nañ ay Kodas ak du n'importe quoi pour soutenir cette jeune fille là ñu gis ay acteurs comédiens ñëw utiliser la même femme là di ñu trail thèse boo xam ne si te tudduñu si nga xam ne si moom lañ porter plainte loolu metti ñu bare 24 heures yi ñu ngi koy jooy ci réseaux sociaux man la ma def mooy dama informé wu ci loolu moom bëgg a dal xelu ñi nga xam ne si seen xol tàng na ci vraiment am ñoo xam ne amuñu fu ñu waxee mënuñoo wax nekkuñu sax ci panel yi pour mën a dégg li nga xam ne si vraiment ñoom ci information yi ma am et j'espère que Soleil Levant en personne ñoom ñu génn def benn communiqué boo xam ne dindi nañ dégagé nañ seen responsabilité ci loolu parce que man information bi ma jot officiel mooy ñi ngi doon wax TFM ak groupe Futur Média ñoom ñoo nekk parce que boo nee sànneex nga wax Jojo ak alaaj bi alaaj comme nu mu tuddati ok da nga leen di associer ak TFM mais ñoom dañuy def ay production jaay ko TFM comme ni ñu ko mën a jaayee ñeneen TFM man je me suis informé hier personnellement TFM groupe Futur Média seen yoon nekku ci yëguñu ko woon sax mais ci bande d'annonce bi man ci Sénégal laa ko gisee man Sénégal maa ko jëkk a gis Sénégal ñu yónnee ma ko ci Sénégal yónneeti ko Sénégal gisuma brandu TFM fenn bi ma laajtee Futur Média ñoom yëguñu ko woon xamuñu ci woon dara donc affaire boobu benn producteur privé moom moo woo ñi nga xam ñooy ay acteur théâtral ay comédien ñu war a créer série boobu ni ñu woowee waa Soleil Levant ci lañ woowee ñu mel ne ñoom per bu xarak yeneen acteur woo leen ñu def ay sketch ci wax bañ ma wax bande d'annonce bi à part buñ suivroon li nga xam ne mooy sketch yëpp dañ comprendre que ne ñoom am na nuñ ko defee du li nit ñi comprendre mais man li ma leen xamal te leen ko répéter fii mooy que ne bande d'annonce boobu li ñu ca won mooy ñi ngi saytu xale bii te gis nañ ne ñi nga xam ne sont de l'autre côté ñoom ñi ngi jàpp ne complot boobu ñu doon wax bu ko jàllale te du complot ñoom moom dafa mel ne ñoo féete ñoom dëgg leen loolu moom mu metti nit ñi man defe naa nag ay acteur théâtral ay comédien bu ñuy def dañuy def lu ñuy yëkkati lu ñu reeloo fekk ñu nekk ci stress ñu dindi ñu stress bi mais duñ ñëw di ñu yokk stress ndax xale bee affaire bu triste plus de 14 personnes def naa 13 ou 14 personnes ñàkk nañ seen bakkan def naa kooku lu ñuy fooye te kenn demagul ñu def procès ba amagul dara amagu ci man la ma ci naqaru parce que dañoo jël les acteurs les plus fameux ñoom ñu jiital leen ci loolu te ñoom defuñu production boobu dama leen koy répéter du Soleil Levant ñoom ñoo def production bi groupe Futur Média defuñu ko ñoom beneen production externe ku am xaalisam moom moo produire affaire bu bëgg loolu woo leen fay leen ñoom comme ni ñu fayee ñeneen ñi man information bi liñ ma jox voilà te kam ko jox dafa wax ak ñoom directement lii laa xam nee nañ nag daañ dindi turu Adji Sarr boobu mais bu ma sañoon duñ yam ci dindi turu Adji Sarr
lépp loo xam dafa concerner Adji Sarr wala muy illusion muy ñëw ci Adji Sarr dañ ko war a dindi complètement parce que ñoo ngi jëm ci weeru koor dañoo war a ñëw wax ñu nañ la ñuy delloo ci yàlla nan la ñuy delloosee suñu xel nan la ñuy dindee yu bon yi ñuy def yii di xew ci àdduna saaga nday yi ci réseaux sociaux yu bon yi nga xam ne mi ngi am yooyu la ñu war a defal ay pièces théâtrales nit ñi jàng ci mais pas Adji Sarr boo xam ne si am na luñ ko def dëgg la du dëgg moo am dëgg amul dëgg yéen comédiens yi xamu leen ci dara ñun ñi xamuñ ci dara parce que mu nga ci loxoy justice kenn atteegul j'aurais préféré ñu bàyyi ba affaire bi jàll bañ xam kan moo am dëgg kan moo am tort buñ ci bëggee def film sax ñu réaliser ko am ku représenté Adji Sarr am ay acteurs yu ci nekk que représente salon ba ak yooyu yëpp ñu def ko benn film parce que affaire bi rend nañ ko au niveau international donc film boobu képp koo xam réaliser nga ko di nga ci mën a am sax succès parce que dina jàngal yeneen leader politique yi ak nu mu mën a doon daañu téye seen géñoo nañ ko mën a waxee voilà bu dee am na voilà mais yow ñu ne tepp atteeguñ ñi ñëw di ñu def pour reelee ñu mais ngeen génn leen ci Adji Sarr wala ngeen tuddee ko Coumba Ndiaye wala Khady Diop wala amul benn changement allusion bi mooy loolu sénégalais yi dëgg bi lañ war a xam Adji Sarr dafa sos wala dañ ko tooñ loolu lañ soxlaa mais pas ngeen ñëw di ñu won ay xaalis buñ ko jox ak ay demal dimbale waa koñ bi loo am moo la ko jox ak dugg na fi génn di yàq deru koo xam ne si nelawul guddi nelawul bëccëg il faut ngeen am respect parce que da ngeen yor jabar yor ay doom ñuy ay jigéen ok Adji Sarr di doomu jàmbur Adji Sarr mën a nekk seen doom donc chaînature bi ak lu mën a doon loolu dañ ko war a éliminer ba mu war a jàll surtout ngeen def erreur defar ñu bànn d'annonce boo xam ne si yéen a ngi ridiculiser xale bi te kam ku seqal tuddule turam mais ngeen tudd turam voilà loolu du rafet ñoom nee nañ daañ ko dindi j'espère que ñu dindi ko waxuma la ñuy dindi turu Adji Sarr mais nañ dindi li nga xam ne mooy séquence boobu bu dee am na yeneen acteur nañ dugal yeneen sketch yi ñu reeloo ñu mais affaire Adji Sarr bu leen ko tuddee woon Soxna Diop sax du ñu reeloo tey du ñu reeloo suba am na benn part bu cay ree parce que ñoom dañoo bëgg valider ay complot yooyu nga xam ne si moom lañ gis ci bande d'annonce bi ñun bande d'annonce lañ gis 1 minute 50 ok ci loolu lañu jugé mën na am ca fin ba sax lu arrangé Adji Sarr la mais liñ fi gis ak ne bu leen ko bàyyee ni ñeneen ñoo ci jubilé te naaysul xale bi li muy dund nañ ko respecté lii du lu ñuy théâtre du lu ñuy reeloo nit ñi du dara réalité lañ soxla te réalité bi tribunal ba moo ñu ko mën a jox loolu laa amoon ci may wax ci yéen xamal leen Futurs Médias seen yoon nekku ci produire luñ leen waa Soleil Levant aussi ñoom produire luñ ko dañ leen a woo fay leen comme ni ñu fayee ñeneen ñi ay acteurs lañ ñu joué mu jeex man loolu lañ ma jox comme information ok bu ci amee yeneen ñu génn tamit man lii laa ci am te fu ma ko jëlee fu wóor la kon nag loolu moom laa leen mënoon wax yéen ñi ma doon woo démb ak bërki démb ba tey naan ma live ci man lu may live damay informer avant may ñëw toog di wax point ok troisième motif bi moom laay tëjee muy li nga xam ne si mooy Maty 3 Pommes Maty Fall yéen ñëpp xam ngeen ko muy journaliste bu mag def live chaque dimanche ci fi nga xam mooy Facebook di invité ay nit yu bare Maty gis ngeen semaine bi mu invité Françoise Hélène Gaye pour relier ko li nga xam ne si mooy affaire Adji Sarr bi gis nga codage bi Françoise yor di jàppale Adji Sarr nit ñu bare au niveau international ñi ngi yónnee seen ay photo ñoom ñëpp di def seen face seen tur ak seen sant di jàppale ki nga xam ne si mooy Adji Sarr pour que moom mu bañ a wéet xam ne am na ay ndey ay baay ay mag ay rakk ay frère ay sœur yu nekk ci biti di ko soutenir looloo tax ñu naqarlu sax lii nga xam ne si mooy séquence bi ñu gis ci bande d'annonce bi mu leen wax bi nga xam ne si ñi ngi ci wane ñi nga mooy acteur théâtral yi gën a siiw comédiens yi gën a siiw muy Sanekh ak Jojo ak gars yooyu voilà rien contre eux mais affaire ba dafa metti ñii parce que ñii bu ñu nekkee def ay sitting ñii ñi ngi def du n'importe quoi pour soutenir cette jeune fille là ñu gis ñi benn séquence génn benn sketch ñu ridiculiser yàq liggéey bi ñu defoon kooku du neex kenn dëgg nag neexul te dañ koy wax kum neex baax na kum naqari nga yéeg ba ci koko ga ba ca kaw nga xool nooy def yaa xam dafa war a clair voilà donc Maty
invité Françoise Hélène Gaye bi nga xam ne waroon dem wax ci mouvement bi mu taxawal muy collectif bi nga xam mooy CODAS ok mu neex comme naqari mu ngi ñu ngi jàppale ñi am adhésion yi partout dans le monde ay Gambie ay Amérique ay France partout gis ngeen collage yi ñuy def vidéo yi photo yi fu nekk lay jógee ñu bare bëgg nañ ci sax bokk te xamuñu fu ñuy jaar ba agsi alors loolu nag mënuñu permettre nit ñi ñu koy yàq di ko banaliser Mati Fall nga xam ne ci actualité lay dox journaliste luy actualité lay invité ay nit wax ci mu invité Françoise Hélène Gaye di live comme moom ñu attaqué ko fii saaga yu nekk menace de mort du n'importe quoi parce que il peut pas permettre que benn nit di génn naan day défendre Adji Sarr ñu teg ko fan seen espèce su candidat boobu moom daal kenn waru koo tudd yàlla la yonent la quoi dañ war a tëj gémmiñu ñépp te pourtant Mati dafa impartial Mati dafa yàgg diviser affaire yi Mati saa yu invité mën naa la jox ay quelques tours ay Moussa Balla Fofana boo xam ne def naa waa Pastef dañu waroon jàng ci Moussa Balla Fofana man bokkuñu fuy féete Sonko la àndal mais un gars très correct sincère sérieux éduqué un intellectuel pas dof bu toog fi di saaga ay nday kese amul benn affaire échange bu mën a def ak moom dul àndumaak waa ji mu ne waay sa yàlla na sa maam def lii sa waay dinaa def noonu yow doomu ku judduwul nga doomu njaaloo nga te xamul kooku mu lay wax moo koo koy wax moo gën a nekk doomu njaaloo parce que doomu njaaloo rek moo mën a xam morom ja voilà parce que du ñëw échanger ak yow ay idée mais yow daf la bëgg a gëm loo ne da nga war a gëm waa ji par force te waa ji il n'a rien démontré rien lu sosal ay nit comme ñoom ni ñuy def saaga ndey defu ko mais am na ñu koy saagaal mu toog di ko dégg comme ni ngeen koy déggee mu ne pat ça veut dire que accordé na ko ñooñu nag ñoo blindé réseaux sociaux yi ne kenn du fi wax Mati mii yor programme am jënd connexion dem jàngi ba yor ay këyitam nekk ab journaliste ah mën a invité Macky Sall bu fa jógee invité Ousmane Sonko bu fa jógee invité Gako bu ko jógee invité Idriss Seck opposition bi pouvoir bi ñu ne ko non yow mën nga invité Sonko exemple laa ni jox waaye bis boo fi invité Macky Sall fi la ñuy toog daañ la menacer de mort daañ la rey daañ la def lii Sonko daal nga war a invité tout jour yu nekk ak ku ànd ak Sonko waaye mënoo mayuñu la yow sa programme boo xam yaa ko créé te pourtant ñoom seen ay live duñ fa invité keneen de ñooy dugal ku leen neex ñañuy téléphoné ñu leen dugal ñoom ñëpp pro Sonko lañ ñu ànd ca boo àndoon ak keneen duñ la may nga dugg fa mais Mati Fall nag mayuñu ko dañu war a contrôler moom programme am ñoom ñoo ko war a décider kan lay invité kum dul invité sinon dañuy ko menacer ba yóbbu ko ba muy dem di porter plainte déglu leen Mati Fall fii pour wax leen li ma leen di wax nan la xale bii nga xam ne si journaliste plein la wuute ak yenn journaliste yu mel ne ay Pape Alé Niang du ma leen ko nëpp frère am Mati mii da koy invité toujours te àndul ak pouvoir ba voilà ok war na leer Mati day invité Karim Xurum Xaq toujours te danaa leen tegal Karim Xurum Xaq lan la wax ci lii nga xam ne si moom la gars yi def nga xam ne naafeq la boo xam yàgg naa ko wax tey dinaa leen ko gën a démontrer ok te pourtant Mati xaritam la ba mu nekk ci ay difficulté Mati gënoon sonn ci moom te fan yi ñi ngi sonal sëram xaritam ah boo xam ne da koy réserver man mii bu ma daan invité 2 minutes la may jox Karim mu jox ko 20 minutes clash naa ko sax man ci suuf te yàllaa ñu tiim voilà kooku tey jii te yóbbu nañ fi Mati ah ba Paris bu fa Sonko demee soirée de gala mu jóge Belgique fayal boppam dem ba France interview leen seen leader boobu ñu naan patriote bi gën a ngand waaye patriote boobu bu invité Moussa Balla Fofana bu invité Bouli Galissa ok ñoo ñëpp ay leaderu Pastef lañ ok ak ay Karim Xurum Xaq tàcc yaa ngay bare waaye sañu la invité Mame Gor Diazaka gis ngeen Ahmed Khalifa Niass invité na ko fi saaga ñu ko saagal dafa amul keroog ba fa Sonko demee seeti ko léegi Ahmed Khalifa Niass yàlla lañ ko def ak yeneen dañuy sukk ci kanamam di jaamu voilà te dinaa leen ci tegal beneen journaliste léegi déglu leen Mati 3 Pommes fii ngeen xool ñan la invité fii loo xam ne bokkuñu sax camp yu ñu bokk pour te dire nan lay liggéeyee moom li nga xam moom lañ ko bëgg a empêcher
tam taxaw xam ne journaliste la dafa war a def liggéeyam. Il n'est pas là-bas pour Ousmane Sonko ne pour Macky Sall ne pour Gako ne pour qui que ce soit. Elle est libre d'inviter qui elle veut. Bu invité Françoise Hélène Gueye, Khadim Gueye, Karim Xrum Xax na invité Ousmane Sonko qui tu veux noonu lay doxalee. wute nag journaliste yi xam dañuy dem di wut ay tantay Adji Sarr ak ay bàjjane Adji Sarr yëpp pour ab audience ñooñu ne sont pas crédibles. wala ay Babacar Touré dem di inventer salon bi di ko defaraat te xam ne il s'est trahi lui-même. ñëw di ñu gëmloo naan Adji Sarr am na doom tegal naa fi vidéo boo xam ne démb la Adji Sarr def audio bi def naa ko dem sama chaîne danga ko dégg. Adji Sarr amul doom musul am doom Babacar Touré nañ ñu génneel doomi Adji Sarr fii sinon bu fi génn di ñu rey gis naa ko muy deedeelu fi naan dañoo bloqué sama page Facebook dañ may topp yow lañ la soxlaa ba di la topp état bi luñ lay toppee bloqué nañ sama Western Union yow boo yónnee xaalis ñu demal waa Western Union ñu réglé ko ak ñoom état lan lañu sekk ak Western Union ba la koy bloqué yooyu yëpp mu ñëw di deedeelu pour page am ni ngeen dem di ko seetaan ci kàcc yi kese fenn kese naan day def ay investigation mooy lu ñuy def woo nit ñi intéressé yi direct si ñu wax la lan mooy dëgg ba nga def ko mais toog ay jigéen naan danga leen di pénaliser di fenal nit ñi di sosal nit ñi dinaa leen tegal fi bis boo xam dinaa ko dajale ay bagaasam yépp tojal ko ba mu toj xam ne du tous naan leen ay journaliste investigateur la doo fëggan maan doo dara zéro nga échec nga te danga échec ci Adji Sarr mi man maa la ko wax doomu Adji Sarr fekk indi woo ko tegal ñu ko duñ la ko baal Adji Sarr du la ko baal te génn weddi ko publiquement bu ma ko waxoon sax man ñu mën a am lu ñuy am mais moom weddil na ko boppam déglu leen Mati Fall fii ngeen jugel seen bopp ndax kii mérité na saaga yi ñu koy saaga ndax benn jour bu mu invité Françoise Hélène Gueye pour ñu ñëw wax ci mbirum Adji Sarr peace and love xool leen ko après ma ñëw. Pour que ñu jël ne Mati tu es la meilleure des journalistes et tout ça non ñun on n'a jamais été comme ça mosuñu dund loolu ñu suñu génération muy man di ñoom Bécaye Mbaye di keneen ak keneen. ñun mosuñu dund loolu di ñoom Alassane Samba Diop Souleymane Niang mosuñu dund loolu man je suis ma propre concurrente du ma mës a def émission wala di def émission fu mu mënti doon ak ku mu mënti doon ci fu mu mënti doon bay sóoraale diw wala diw defe naa tey ñi ma mës a liggéeyal mu Pape Cheikh Diallo mos na def émission 2STV ba ma nekkee 2STV il a tellement bien travaillé que dama jël sama téléphone woo ko félicité ko muy Kep si Thiam noonu DJ Prince bi nekk RTS noonu man ça ne me dérange pas du tout que tey jii ñu ne Mati yaay ndaare ci presse bi parce que xam naa sama bopp man xam naa man may kan je n'ai plus rien à prouver tey koo xam ne danga far yaa ngi ci biir parti te bu ñu waxee loo xamante ne arrangé na sa njiit arrangé na la Mati yaa fi mën Mati yow yaa gën a aay te bu ñu waxee loo xam ne arrangé wu leen ñu commencé di la xarab ak di la saaga kon man ñooñu wax dëgg neex yàlla du ma wékku ci seen wax c'est-à-dire que du ma liggéey pour vous faire plaisir je travaille pour tout un pays pour Sénégal gépp Sénégal nag bu leen fàtte te foofu laay daanelee 16 millions de sénégalais la bu ñuy def élection ay 2 millions sénégalais ñoom ñooy voté am na ñu bare ñi nga xam ne defuñu politique. te ñooñu ci wax bi ci liggéey bi lañu bokk te bu leen fàtte ne ñun ba ñuy tàmbali boobu ba léegi parce que demoo Ndiaye la ma ay nit di envoyé ay photos yoo xam ne ça date de 2004 2005 2006 parce que ñun on a marqué notre génération foofu laa yem. donc gars yi duñ def lu dul daal di jël suñu premier invité mooy Maître El Hadji Diouf buñ ci paree ñu jël Ahmed Khalifa Niass jël Assane Diouf daal di jël également ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim Gueye nitu dëgg di fervent défenseur du leader Ousmane Sonko. voilà gis ngeen après Mati ngi noonu léegi xurum xaqlaan bëgg a tegal li nga xam ne si daf ko wax ngeen déglu ko ak ki nga xam ne si moo ñëw di boole nit ñi yi seen li ma leen tegal Mati tegal naa leen ko. ci kanam dinaa leen tegal ki nga xam ne si mooy Cheikh Yérim ngeen xool ak saagakat yi ne ci réseaux sociaux yi ak yu ñaaw yi ñuy def ak ñi doon jubilé ndax juge bi nga xam ne yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu génn na àdduna déglu leen xurum xaax kan la ko jiiñ Macky Sall moom moo indi lii
Macky Sall ba mu ne ba ñuy politique Sénégal ba tey mos ngeen fi dégg politicien boo xam ne ay réseaux sociaux lu ñoo koy mooy candidat wu réseaux sociaux yi ñuy saaga nit ñi nday baay di menacer nit ñi xoolal baadoolo bi nga xam moo waroon défendre ki nga xam ne si système la di ko invité di ko jox ay 20 minutes muy wax déggu leen xurum xàq génn di ko défendre xanaa génn di défendre naan day saytaane naan day jaale ñee mais bëgg a jël lii di def polémique naan Macky Sall moom moo fi indi lii xam ngeen ne saagakatu nday yeeg yu bon yi est-ce que dégg ngeen ko waa APR lañ wala déet sénégalais yi jugé leen seen bopp naafeq bi naan nitu dëgg la nitu fen la war a booye boppam à part bu mu defee vidéo ba pare dégg ngeen ko fan yi mu naan leen ca gannaaw ay bi leen sëñ bi recevoir may leen honneur boobu mu ñëw naan délégation wu Macky Sall dañoo dem sëñ Mountakha di leen dàq ci biti moom mu recevoir leen xurum xàq da ngay xam ne juge bii ngay jaale bis dana ñëw danga ko fekki man mii dinaa ko fekki yéen ñi may seeti ñépp dangeen ko fekki kullu nafsin saay xatul mawti dil wax sa digganteeg sa boroom mënoo nekk xaritu ñee bañ ñu clash la tax nga bëgg jël lii di ko accuser Macky Sall leer na la ñii di jubilé ñépp sa waajee nga àndal kooku la Macky di wax di la invité ngay wax ci moom moo waral lii bàyyil sa naafeq yi nga nekk Karim Xurum Xaq dil wax dëgg boo dee nitu dëgg ngay wooye sa bopp bàyyil di wone nitu fen nga war a wooye sa bopp xool leen ko. li ma leen wax nii vraiment sama xol laa ko jëlee tamit metti na ma trop d'abord damay jaale juge bi décédé Sall yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ju kawe kawe ja ak bépp jullit bu mu fa fekk. dama gis sama askan dama gis si réseaux sociaux yi gis ko ci sénégalais yi ci réseaux sociaux yi lu ma metti trop muy loo xamante ni man gisuma ni àdduna jar na ko àdduna jaru ko parce que vraiment à vrai dire bu ñuy wax dëgg te yàlla rek tax gars yi man de bëgg naa xam lan moo waral lii quoi maanaam Macky Sall fan la ñu yóbbu ci dimension ci dimension animosité ba nit dee ay nit di si kontaan. bëggoon naa xam quoi fan lañ war a yegg ci mbon ñun Macky Sall fan la ñu war a yóbbu ñun suñu réew bi fan la war a yegg fan la Sénégal jëm quoi ñun mbaa du yàlla daf ñoo jéppi ba ñuy ba nit di génn àdduna ay nit di si kontaan ñun ñëpp ñu ngi fi pour projet bi ñun ñëpp ñu ngi défendre idéologie bi ñun ñëpp ñu ngi ànd bëggal Sénégal lu baax dëgg la xam nañ ko quoi mais est-ce que yegg nañ ci dimension wu nit dee ay nit di si kontaan di ko publier dama gis si benn groupe WhatsApp ñu dugal benn audio quoi benn waaye di expliqué naan yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nit génnee xaw ma kan moo génn àdduna mu ne ko bu ko jullee xaw ma lan mais est-ce que yegg nañ foofu est-ce que yéen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ñun la yàlla yónni ñun ci moom dafa matal na te bi mu matalee ñun waruñu def lu dul toppaat ci li mu matal leeral ay discours am rek la ñu war a def ak gën ko leeral Sénégalais yi maanaam àdduna bi yëg ko ñu loolu mooy suñu mission mooy suñu devoir sama gars yi wax dëgg yàlla lii doy na waar de yegg ci dimension wu nit génn àdduna nga kontaan kañ la bakken mënal bakken dara yow boo accepté benn yoon ni nit dee na parce que yow jàpp nga ni dañ ko rey rek wala nit moo ko mën a rey rek mais yow yaa ngi weddi yàlla bakken mënul mborom bakkanam dara dee la yàlla njëkk a bind dund dee du punition mais dee su doon punition kon yoon ci Yàlla moom du génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam kon nit ñu baax ñi duñu génn àdduna dee yërmande yàlla la yàlla dee la njëkk a bind dee ci destin doomu aadama la bokk minute bi nga war a dund ak minute bi nga war a dee loolu lu pare la yoon ci Yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit su génnee àdduna boo ko mënul waxal lu baax noppil ci moom mais ngir yàlla tamit am leen respect doon leen ma famille yëpp amu ci kenn koo xam ne ku baax la wala jullit la te moom musulman la doon woote woo et puis sama gars yi lu ko fi jar politique alalu àdduna gars yi nañ delloo si xel yi delloo si xol yi xoolaat bu baax a baax fi ñu nekk xoolaat bu baax a baax li ñu wax mais nekk ci réseaux yi mel ni ay dof quoi ay dof mais li dafa ñaaw te ku leen ko waxul waxu leen dëgg te ku ko waxul yéen waxu leen dëgg ana kan moo nekk ci àdduna bi rek mu wér ko wóor ni rek ak waxuma la sax Sénégal de ci àdduna bi laa la wax wërngal këpp kan moo fi nekk rek mu wér ko wóor ni ñun nañ fekkee 2014 mu tàmbale ko ci man
mu wër ko woon ñu suñu projet dinañ ko teg mu tàmbalee ci man mu wër ko woon li ñu bëgg dinañ ko am mu tàmbalee ci man kan moo xam lu yàlla programme suba kan moo ko xam kan moo mën a téye ba kenn doomu aadama yàlla du reyal kenn noonam saa bu c'est que Macky Sall fi mu ñu yóbbu sax moom tey ñun dañoo dem ba mujj gi dañoo nekk ay mala mu commencé ko ci man ñun dañoo dem ba ñun dañoo mujj soxor quoi dañu mujj nekk ay mala méchanceté boo xam ne mënuñu ko contrôler li olof naan dëkkandoo day wàlle ba ci loolu ñu bañ a egg parce que dem nañ ba mujj gi ñun au fait gars yi dañuy yóbbu ci dimension politique boo xam ni dimension méchanceté boo xamante ni ñun du ñu calculer Sénégal léegi dañuy wax affaire ethnie di ci xeex Sénégal léegi dañuy affaire politique affaire mystique dañ koy wax di ko dëggal di ko fësal ci kaw mais ana diine yi ana seen diine religion yi christianisme ana diine jàngu bi li ñu digle li catholique li bible bi wax ana islam li alxuraan wax ci diine kañ la fétiche kii daan ak ab dëkk bu ñëpp di ci bàkku di fëgg seen dënd mais lii c'est malheureux quoi c'est malheureux jullit bu nekk war nga xam ni sa mbokk jullit bu dee li la war mooy nga jël sa kurus nga ñaanal ko yàlla yërëm ko ndax fii ku baax yàlla la baaxal waaye fii lu yegg yàlla la neex waaye fii lu rafet yàlla la neex mais yéen lii lan la man dama rus dama am gàcce billaahi wallaahi dama am lu ma metti ay groupe WhatsApp ñuy bëggee nit ku dee ndax politique ku àdduna subhanallah c'est malheureux c'est très grave amul kenn ku mën a taxaw confirmer ni yow di nga fekkee suba commencé ko ci man ak koo mën a doon ak koo yaakaar amul kenn ci ñun ku gëm ni li nga bëgg di nga ko am amul kenn ci ñun ko xam ni ku mu wóor ni suñu julli nangu na amu leen benn yaakaar bu ngeen am yaakaar ci nit ba gis ni moo gën ki dee nga xamul leen ko dara dañuy am yaakaar njort bu rafet rek kenn xamul dee du punition dee yërmande yàlla la mais Sénégal da ngay feebar sax ñu ne li mu def kee moo tax mu feebar da ngay am problème sax ñu ne mais yàlla dafa wax ni li gën ci doomu aadama yi da leen di nattu yërmande yàlla mais jàng nañ ko ci histoire mu yonent Yàlla Musaa yàlla ay mission nu nekk la koy dugalee nu nekk la koy génnee yàlla fu nekk lay wàcce ay mbiram mbaa xam nga yërmande fu ne la koy def yërmande yàlla dafa doy waar nañ teey nañ dal nañ ànd ak yàlla li ñuy def ni amul benn njëriñ li ñu bëgg Sénégal yàlla na ko yàlla def mais nañ ànd ak tey te ñu ànd ak dal sama gars yi maa ngi jégalu bu baax a baax li ñu wax ni vraiment dafa jóge sama xol daf ma metti ma ne woon naa lancé message bi di ñaan ñëpp képp ku mën a ñaanal ki génn àdduna nga ñaanal ko ñu ànd ñun ñëpp au moins gunge ko yàlla yërëm ko xari ko àjjana te ñu ñaanal ko yàlla quoi voilà laa ma lu may wax di leen baalu ax di ñaan yàlla sutural ñu defal Sénégal yëpp jàmm na yàlla defal ñëpp jàmm ñun waruñu sax yéene Macky Sall dee lu bon kaso sax waruñu ko yéene Macky Sall kaso yu metti yooyu sax li gars yi di dund nii waruñu ko kenn waruñu yéene kenn lu bon kenn lu bon maa ngi jégalu di leen ziar wastaatu sarma rasulullah jërë ngeen jëf voilà dégg ngeen Mati gis ngeen jour boobu Assane Diouf d'une part Maître El Hadji Diouf invité na Ahmed Khalifa Niass invité na Karim Xrum Xax ak beneen société civile voilà donc kii journaliste la liggéeyu journaliste am lay def lu tax permettre nit léegi journaliste yi kenn ñemetu la wax ñaar rek laa gis ñu ñeme ci à part ñi nga xam ne sa waay lañ àndal yàlla boobu yonent boobu nga xam ne moo wàcc ci kaw suuf voilà ñu koy wax Ousmane Sonko à part moom ay Pape Alé Niang ay Ahmed Aïdara ak ay Babacar Touré espèce journaliste bi ñooñu daal ñoo am buzz bi quoi mais à part ñoom Mati Fall bi moo ciy génn di jëngu ak kee di Aïssatou Diop Fall te moom tam ñu ngi koy menacé Mati mii dañ ko menacé bu bërki dem dafa dem porter plainte et j'espère que ñi mu porter plainte ñi ngi France googu ñu nekk na ngeen xam na ngeen préparer seeni bagage parce que amu leen faculté naan da ngeen di terroriser benn jigéen parce que mi ngi foofu voilà waaw ay kees yi foofu na ngeen xam gu ngeen di menacé doo leen dara yow demal nga lijjanti bu dee asile politique nga bëgg en France na nga wut noo ko lijjantee mais doo ko lijjantee ñëw attaques yi ak fen yi ngay fen ak Mati mi ngay attaqué quoi da ngeen bàyyi Mati mu def liggéeyam comme yeneen journalistes yi bu dee góor ñi boofu nañu jigéen ñi naañ génn takk seen sër génn waaw Aïssatou Diop Fall
ca kaw ca kanam Mati Fall ca kaw ca kanam ma tegal leen beneen journaliste boo xam ne si seen collègue la lan la wax ngeen dégg ko même chose bi ñu def Mati mi jëkkoon nañ ko def ku ñuy wax Cheikh Yérim Seck déglu leen Cheikh Yérim Seck fii après ñu déglu ñu ñëwaat peace ngeen xam ne ñii dañoo war a bàyyi Sénégal ñii ñooy dictateur bu ñuy wax ay Macky Sall ay dictateur la ah xam nañ ku fa toog bu nekk dictature moom mooy lan journaliste yi ñemeetuñ sax wax déglu leen Cheikh Yérim fii mosuma ko gis ci Sénégal c'est-à-dire ba ne Sonko ñu tàcc yuuxu man def naa fi vidéo boo xam ni ba ma dalee analyser ba léegi kenn mësul def vidéo bu ñu partagé noonu mooy bi ma demee ñu laaj ma ci 2STV ci affaire Sonko ma ne leen vraiment ni muy jógee analyste bu ne war na ko xool parce que mi ngi jóg ñoom ñu jël ko partagé ko lu la ñu wax ko ci lu baax le lendemain may analyser wax dara ci Sonko ñoom ñëpp ñu taxaw di saaga suba ba ngoon c'est-à-dire méthode yooyu ñoom nañu xam ne d'abord élection kenn du ko gañ ci réseaux sociaux et puis saaga yooyu ñuy def au contraire day gën a sax braquer nit ñi parce que fii doo ko fi waxee moom ah man de xaw ma kan dinañ ci ñëwaat Cheikh Yérim Seck moom kenn du ma ni doo ko fi waxee parce que li ma xalaat lépp dinaa ko wax ba mu jeex tàkk man sama conscience xam naa ni faraluma kenn man faraluma kenn candidat yëpp laa yamale très bien kaaw Ousmane Sonko junj nga ko fan yi moo deful gis nañ ne daal coow li bari na waaw ak moment bi coow yi dikkee ak dossier yi yow lan ngay wax dafa war a expliquer Ousmane Sonko parce que liñ koy wax du tuuma du waxi kese ay wax la joo xam ne nii dafa lalu ci ay kayit c'est des faits documentés buñ ne ko par exemple da nga créer Mercalès créer Atlas Group ñoom ñaari société yëpp bokk même siège social bokk même gestionnaire bokk même numéro de téléphone bokk même adresse nga impliqué ko ci benn transaction bi di 94 milliards nga xëy suba ni Mamour Diallo dafa détourné 94 milliards te yow transaction boobu signé nga ci convention pour am ci 12%. mais loolu lan la ci gàttal non nañu waxante dëgg loolu conflit d'intérêt wala lan la ngir gën a leeral ñiy déglu ci xëy na seenam jàng demee non li ma bëgg bu la laajee simplement lu Ousmane Sonko def ci gàttal en attendant bien évidemment ñu am xëy na ces versions yooyu mais coow li lan la def xam nga lan moo xew Ousmane Sonko dafa créer benn société bu tudd Atlas Group loolu weddiwu ko sax parce que man ci boppam laaj naa ko fii ci place de looy dundee mun ma dama créer cabinet fiscal xam loolu ñëpp dégg nañ ko bi mu ko créé dem am ay famille Rufisque famille Ndoye boo xam dañu impliqué woon ci damay gàttal rek parce que dossier bi c'est plus compliqué que ça ci benn transaction état bi jëloon seen suuf moom mu dem signé ak ñoom pour représenter leen maanaam doxal leen seeni intérêt pour que bu pare ñu fay ko moom 12% ci xaalis boobu bi mu demee ba ci biir maanaam liñ naan société écran rek comme liñ doon tuumaal Karim Wade mu dem xam ni société bi mu njëkkoon a nekk turam da cee nekk mu dem créer beneen société bu tudd Mercalex jël marché boobu jox ko Mercalex te société ba Ismaïla ba fa nekkoon moo nekk ci ñaari sociétés yi ñaari sociétés yëpp ñoo bokk même siège social ñoo bokk même numéro de téléphone maanaam ñaari sociétés yëpp c'est l'un dans l'autre ñoo bokk lépp dégg nga wax bi léegi kon ça veut dire que Ousmane Sonko moom en tant qu'entrepreneur il était impliqué dafa bokkoon personnellement ci yëf yi 94 milliards yi muy dénoncé ne voilà dafa bokkoon ci deal bi ba pare waroon cee am lu tolloog 12 milliards waa léegi nag boo demee ba loolu éclaté wu parce que te am na waaye ju tudd Tahirou Sarr bu jaar ca ginnaaw dem jënd bor ba ci famille Ndoye bi ñëw waxtaan ak nguur gi bañ war koo fay 94 milliards nga xëy suba ni Mamour Diallo dafa détourné 14 milliards 94 loolu lan la sëñ bi loolu buñ la ko tuumaaloon yow sëñ Assane di nga wax wala doo wax ci gàttal da nga bëgg mu leeral non il faut mu leeral parce que aussi xam nga Ousmane Sonko bi mu ñëwee ba léegi xam nga lu muy wax nañu débat yow dekk ko lu ñu wax rek mun nañ débat dama am say preuve ay éléments laa am waaye yow yaa ngi wut débat di wut débat loolu ñu wax ko ci yow personnellement en tant qu'homme politique boo xam da nga taxaw yow bi nga tàmbalee ba léegi yow lutte contre la corruption rek mooy sa liggéey ñu ñuy wax nga ni kii sàcc na fii kii def na lii kii def na lii waa léegi yow ñu ne la yow ci sa bopp dem nga di dil ba éclaté nga jël sa manteau député wala sa manteau homme politique pour servir tes intérêts privés loolu accusation mënul gën a rëy lool ci homme politique voilà ñu ne la waxal nga ni du ma wax
fii la ñuy xaar ay leeralam ndax nee nga accusation ci xam naa ni moom journaliste bu mu jaarati ci kanam de mënoo bañ a laal loolu il faut mu leeral ne serait-ce que pour setal boppam waaw dégg ngeen seen nopp bopp voilà yii mooy ay révélation yoo xam ne waa ji day ñëw di accuser ay doomu aadama journalistes yi nga xam ne ñooy dem di gëstu vrai journalistes yi waxuma ay Babacar Touré ay Cheikh Yérim laa la wax ay Baba Aïdara di la wax ay Modbane ñooñu la ñuy wooye ay journalistes d'investigateur ñoom ñuy dem di gëstu ay affaire te ñooñu bis bu ñu waxee foo yëpp dana toj voilà ay Babacar Touré yi dem ci ay waa yow kër gee arrangé waat ko dindi lii matrimoine lii ngand boobu séparé ko defaraat affaire bi làqate affaire yi bunt bi defoon na sax erreur maa ngi leen koy wax di ko wax Babacar Touré reconnaître nañ gis nga première vidéo bi nga génne woon bunt bi dañ ko tëjoon ak caabi da nga ñëw fëgg ñu ubbil la après lañ ko rendre compte ci affaire bi mu daggaat vidéo bi 14 minutes la doon diir da ko dagg pour dindi affaire boobu mu leen waxoon ne bunt bi dañ ko du tëju dañ ko tëjoon ak caabi bu ñëwee dafa fëgg ak caabi ñu ubbil ko ak caabi yaa ngi koy dégg bi mu xamee def na erreur boobu ci leen def ñu daggaat montage boobu Babacar Touré tu n'es pas crédible maye li ci jàmm demal nga indil ñu benn mbokk doomu Adji Sarr boobu ak kan mooy baayam ak fu mu ko amee sinon bu fi génnati di wax di ñu rey ay kewuloo yaa kewuloo xoolal du ma la wax fan ngeen di jëm sax ok dégg ngeen Cheikh Yérim gis nga bis bu mu génnee tagg Ousmane Sonko partage yooyu mosu koo am ci àdduna c'est la même chose man mi bu ma génnoon Ousmane Sonko moo fi gën a rafet moo fi gën a nafet da ngeen gis 200 000 visualisations mais mënuñu accepter koo xam ne si àndul ak moom man ko àndul ak Macky Sall laa àndal mais du ma la saaga du ma la wax lu ñaaw wala boo ñëwee ñu confronté wu ma wax la lan moo tax man ma ànd ak Macky yow nga ne ma lii moo tax ma ànd ak Sonko da nga war a ñëw nga jaloo ak man boo ma convaincre man mën naa bàyyi Macky Sall ma ànd ak Sonko. mais yow man Macky Sall la ànd rek da nga war a saaga samay waajur waroo raisonner ak man mais ngeen teg ko fan journaliste bi invité koo xam ne àndul ak Sonko ngeen bëgg ne da nga koy saaga da ngeen koy menacer da ngeen koy rey mais vous êtes kii yéenay kan ci ñetti golo yoo xam ne yor 50 000 profils seen affaire yu salte yooyu du voté dem leen ngeen organiser wu am ay carte électeur bu élection jotee seen espèce su candidat bee ngeen dem votel ko sinon ngeen may nit ñi jàmm Khadim Gueye TV la tudd boo ci bindu woon na nga ci bindu ak sa yar ak yi teggin man live mu ci Facebook fii doo leen fi saaga fii bu leen di siiw da ngeen siiw ñu leen may ngeen di saaga foofu fii boo fi ñëwee ñëwal nga wax benn sagaru saaga nga dem nga xool ndax da nga lire sa commentaire yéen ñi koy lire gis ngeen benn saaga foofu man maa koy gis bloqué maamu ko def signalé ko du ma ko may sax honneur di ko tontu muy kontaan peace and love guys dëgg bi fii la nekk ku bëgg a dëgg ñëwal ku ko bëggul avancé soxlawuma la j'ai pas besoin de 100 000 abonnés yu teggul dara ay mbalet li ma fi dindi mat na 40 000 soxlawuma leen fii ay noble la crème lañ fi soxla ku sérieux ñëwal nga abonné sinon bu dee saagakat nga bul def sa abonnement parce que dama koy dindi ma sànni la ca waaye yow du ma la wax fan la ciao ba ci fan yi incha allah jaajëf